salaamaaleykum mbokk internet yi yéen di safoo di seetaan seen télévision Vital TV rawatina seen émission bi ñuy wax sama wér-gu-yaram tey nag ñu dikkaate yéen fii seen émission sama wér-gu-yaram ñu nar a ànd ak ci émission bi ak waa Croix-Rouge xam naa tey ñu nar a waxtaanee thème bu am solo mu di CAT devant un accident maanaam accident bu amee naka lañ war a comporté woo. voilà suñu première question ñu ngi koy laaj Toumane ñu lay laaj lan mooy CAT. voilà salaamaaleykum mbokk internet yi. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam man maa ngi tudd Toumane Sané bokk Croix-Rouge bu Mboro voilà CAT bu ngeen déggee ñu naan CAT dina xaw a difficile trop pour ñu comprendre si koo xam ne nekkul Croix-Rouge CAT moom mooy conduite à tenir devant un accident mooy comportement bi nga xam ne ki fekkee accident bi moom la war a am pour dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk voilà léegi. CAT devant un accident bu ngeen déggee ñu naan CAT nag moom mooy maillon bi nga xam ne conduite à tenir devant un accident li si njëkk te gën see am importance nga xam ne loolu bu réussir mën nañ ne leneen la topp sa chaîne ba yépp parce que bu ñu nee secourisme chaîne la d'abord li si njëkk moom mooy lan da ngay boo ñëwee fekkee benn accident li ngay njëkk a def moom mooy da ngay protéger les lieux de l'accident protéger accident boobu protéger yow da ngay protéger waale sa bopp yow mi nga xam ne yow yaay secouriste bi da ngay protéger victime ba nga xam ne moom nga fekk wala victime yaa nga fa nga xam ne ñoom nga fa fekk wa illaa aussi ña nga xam ne bokkuñu ci accident bi mais comme Sénégal dafa nekk réew moo xam ne réew dafa bëri ñoo xam dañoo dañ kumpa dañuy dégg tëll rek ñëpp daw accident bu amoon tey jii fii amaana waa koñ bi yëpp danañ daw ñëw pour fekke pour xool pour dañ kumpa buñ demee am lu ñu nettali ji léegi nag dafay baax si secouriste ba nga xam ne fekke na ko wala ka nga xam ne fekke na ko bala muy def dara mu protéger les lieux de l'accident protéger accident bi bu protéger accident bi dafay protéger boppam moo waxaat ko protéger victime ba nga xam ne moom la fekk maanaam ka accidenté wala ñi accidenté dafay protéger waale ñooñu nga xam ne dañoo ñëw pour seetaan si nan la koy defee bu fekkee bëccëg la dafay baliser nan lay baliser accident bi fii la xewee dafa war a dox en amont 100 mètres day baliser 100 mètres nan la ñuy baliser 100 mètres en avant 100 mètres à l'arrière nan la ñuy baliser maanaam oto yi par exemple clando yeeg car yeeg minicar yeeg bus yeeg ñooñu ñëpp dañ ko war a am mooy ay triangle de signalisation triangle yooyu nag moom lay dox talibaa ngi nii bu fekkee talibaa ngi nii day dox 100 mètres bu demee ba 100 mètres teg fa benn triangle bu demee ba 100 mètres en arrière aussi teg fa benn triangle bu fekkee loolu bëccëg gi la waaye bu fekkee guddi la nag bu fekkee guddi gi la kooku dootul def 100 mètres parce que guddi gi visibilité chauffeur yi dafay wàññeeku parce que dafay xaw a lëndëm pour ñu teel a gis signal yooyu dafay xaw a jafe kon kooku dafay yokk bu doon 100 mètres bëccëg gi la kooku guddi gi du def 100 mètres dafay def 200 mètres en amont 200 mètres en arrière mais nag panneau de signalisation yooyu nekkul ñëpp ñoo koy am mën ngaa nekk foo xam ne doo am yooyu mais kooku nag secouriste bi dafay xool yeneen moyen loolu moo tax ñu naan secourisme d'abord état d'esprit la kooku mën naa utiliser lu mel ne ay xobu garab bu fekkee am na morceau bu xonq wala loo xam ne daal bu ko utiliser chauffeur yeeg ñeneen ñi dinañ mën a xam ne feekat am na lu fa nekk mën naa utiliser tamit nit ñi mën naa bu fekkee ne am na ay nit yoo xam ne disponible signalé di arrêté oto yeeg yooyu yëpp mu def ko donc loolu lépp si baliser la bokk voilà donc mais nag yemul foofu donc parce que bu ñu nee accident nekkul ne si tali bi rek lay amee accident mën naa am si biir kër accident mën naa am par exemple mën nañoo nekk fii kër gi nag bu boobaa nag secouriste ba fa nekk wala ka fa nekk nan lay baliser mooy dafay utiliser yeneen méthode ñu koy wax ay dégagement d'urgence voilà mooy ñu koy wax ay dégagement d'urgence maanaam ka nekk foofu kooku du fa nekk naan damay baliser damay kii kooku daf ko war a jële fa mu nekk parce que loolu bu fa nekkee naan day baliser ak naan da koy defal yeneen méthode lakk-lakk bi mën na leen lor ñoom ñaan ñëpp te Croix-Rouge ni ñuy fonctionner mooy d'abord dañoo ne sauver sans y
succomber yow da ngay dimbale nit ki waaye nag yow bu si jëlee lor voilà loolu lañ leen kii mais dina am keneen koo xam ne dina ñëw fii pratiquer ko lan moo tax ñuy baliser wax naa ko sànq dañuy baliser 100 mètres en et cetera mais nag lan moo tax dëgg ñuy baliser mooy pour éviter un suraccident bu fekkee ne victime bi dafa nekk fii man baliser wu ma protéger wu ma defuma loolu lépp ma nekk fa di dimbale nit ki beneen oto mën naa jóge fële ñëw ramasser ñun ñaan ñëpp wala mbooloo ma nga xam dañoo ñëw pour seetaan si yëpp lor leen donc loolu moo tax ñuy baliser moo tax loolu noonu dafa important kenn waru koo négliger voilà c'est primordial baliser moom boo fekkee accident li ngay njëkk a def mooy da ngay protéger mooy lan baliser 100 mètres en avant bu fekkee bëccëg la en arrière bu fekkee guddi la 200 mètres voilà loolu lépp lan moo waral ñu koy def mooy pour éviter un suraccident merci beaucoup. voilà mbokk yi ñoo ko déggandoo xam naa li mu fi wax am na solo mu di accident boo ko fekkee nekkul ni da ngay ñëw directement rek ñëw commencer di secourir nit ki mais balaa ngay secourir il faut nga def li nga xam ni moom la ñuy tuddee sécurité maanaam nga sécuriser sa bopp parce que dañuy bañ aussi tamit sur accident comme ni mu ko waxee rek xam naa dañuy jàll ci pratique bi mu wax ñu mu wan ñu naka lañ koy defee. jërëjëf ñu ngi leen di ziar waa Vital TV vraiment rafetlu seen teewaay liggéey bi di wax rek ni Toumani wax na lépp xëy na dañuy dem ci pratique bi day ànd ak commentaire parce que bu ñu nee dégagement d'urgence c'est pour supprimer un danger dafa am danger boo xam ni moom la ñuy supprimer bu fi fekkee victime bi mën na ko lor yow mi koy sauver it mu loraale la mi ngi mel ni rek tey bâtiment bi ci biir classe bi di daanu victime nekk ci biir boo demee xoolatoo ndax tànkam day dagg wala leneen day dañ ci moom mais li ngay sauver mooy les fonctions vitales boo waxee les fonctions vitales da ngay wax ni xëy na comment dirais-je la conscience comment dirais-je la circulation sanguine ak la respiration kon donc ñett yooyu benn mënta dem bàyyi sa morom te mu ñàkk tànk moo gën mu ñàkk bakkanam loolu moo waral dégagement d'urgence tey mu doon nag gis ngeen fi mu nekk nii victime bi dafa nekk ci genre benn tunnel te foog mu génn léegi ñu ni dégagement d'urgence boobu boo koy def bi muy def nii du ko def pas plus de 30 mètres parce que day diri nit ki yóbbu ko ci endroit bu précaire pour mën a continuer examen bi mu doon def kon donc dañuy bàyyi moom mu dem def dégagement technique bi Pape Demba mën nga dem gis ngeen fi mu nekk nii bu ñëwee day respecter l'axe tête cou tronc gis nga victime bi ni mu tëddee booy seet jarul ñu koy jubbanti wala dara ni mu ko fekkee rek noonu lay didee génne ko très rapidement genou fléchi dos plat boo gisee ñuy def lii c'est parce que boo yootoo mën nga am rupture kon donc lépp loo gis ci Croix-Rouge technique la genou fléchi dos plat gis nga mu jël ñaari poignets yi gis ngeen ñaari chevilles yi yëkkati jóg ak moom siggi ak moom daal di ñëw dégager mu génn très rapidement fii gis ngeen même loxo yi dal defu ci prêté wu ci attention na ko génne ci danger bi rek. c'est bon ok léegi su ngeen gisee fii nii léegi dafay def méthode bi nga xamante ne moom lañu naan passage bas et étroite donc victime bi dafa nekk ci tunnel waaw victime bi mu ngi ci tunnel actuellement nii day utiliser benn méthode boo xamante ne méthode de secours la moom la ñuy utiliser par rapport ak victime bi su nekkee ci tunnel léegi ñu xool bu baax système bi nga xamante ni moom lay def victime bi voilà jël na écharpe actuellement nii boole 2 poignets yi di attaché regardez bien méthode passage bas et étroite vous allez regarder marcher à 4 pattes pour sortir la victime vous avez vu on est toujours sur les dégagements d'urgence on va utiliser la méthode dégagement par la ceinture vas-y Toumani il va relever la victime sur le courant naturel avec trépied engager les 2 poignets soulever vous avez vu donc la victime est sortie du danger la victime est sortie du zone de danger. ok donc ñoo ngi ci on est donc sur la protection donc ba léegi nii jógeguñ ci zone de protection bi
donc am nañu accident ñoo def nañu la protection ci protection bi lañ nekk parce que loolu la ñu waxoon sànq bu accident amee protection la ñuy njëkk a def donc moment bi nga xamante ni la ñuy nekk di def protection sur accident mën na am ci zone bi c'est-à-dire que risque d'effondrement mën na am victime bi mi ngi nekk zone bi nga xamante ni actuellement nii explosion mën na am donc leneen ak leneen mën na am loo xamante ni mën na ko gaañ donc de ce fait loolu tax ñu def différents types dégagement yi ñu doon def léegi nii comme yi ñu leen won léegi nii parce que mënul ñàkk bu fekkee ni cas exceptionnel la bu fekkee ni y a risque de suraccident rek il faut ñu soustraire victime bi ci zone de suraccident bi nga xamante ni mën na am yóbbu ko ci zone boo xamante ni zone de bu sûr la boo xamante ni mën nañ fa def àggale fa pour examiner la victime mais mënuñu permettre ñëw fi nga xamante ni y a risque de suraccident nga ñëw naan da ngay xool hémorragie wala et tout wala mi ngi noyyi wala nooyul et tout donc fii ñun li ñuy soxal moom mooy que ni nañu soustraire victime bi ci fi mu nekk yóbbu ko ci lieu bi nga xamante ni lieu bu sûr la parce que loolu dafa bokk ci protection ba léegi nii dafa bokk ci parce que dañ ne tu te protèges yow la personne tu te protèges d'abord nga protéger le lieu d'accident protéger la victime donc booy ñëw di def méthode de dégagement d'urgence bi donc yaa ngi ci protéger sa bopp ba léegi nii protéger nga victime bi donc protéger nga zone parce que zone boobu nekkatul zone bi nga xamante ni zone bu sûre la il faut ñu soustraire victime bi yóbbu ko ci zone boo xamante ni zone bu sûre la amul risque de suraccident amul dara foofu noonu mën nañ fa nekk examiner victime bi donc comme ni ñu ko bëggee pour àggale donc